parti dañ koy tàmbale ak manifestation yi nga xamee ni moo am démb ci mbedd Ndakaaru yi ci bés bu njëkk ci couvre-feu bi ba ñu ko dooree localité yu ci mel ni Grand Yoff Ñaari Tali HLM ñu ci bari dañoo génn di défier décision boobu nga xamee ni njiitu réew mi moom moo ko jël ci état d'urgence bi Antoine Félix Diome nag ni tey jii dinañu gën a renforcer dispositif bi ngir rek fexe ba li amoon démb du amaat ñu teewlu ci reportage Mohamed Samb ak Younous Diatta. juróom-ñeent waxtu ci guddi di waxtu couvre-feu bi fii ci Wakaam terewul ba tey mbedd yi di am nit ndaw yi taxaw nag mel ni ki ñoom sàmmoo wuñu ak couvre-feu bi ñenn ñi sax nañ ko ñàkkal fayda. doo xëy rek ne gars yi demain à 21h couvre-feu xam nga loolu dafay xaw a métti xamoo nit ñi nu ñuy doxee ni ñu toogee ni ndax mu ngi nii cere. xam nga laa doon jëndi xam nga boo muñee ay 31 décembre wax yeneen ak yeneen jaar fi yooyu yëpp nga ne da nga ko gérer muñ ko ay màggal Tuubaa yëpp jaar fi kon war nga mën a waxtaan ak nit ki ne ko sénégalais yi ne leen samedi wala dimanche wala lundi couvre-feu. situation bu doy waar lañu gis fii ci Ñaari Tali ay manifestants yoo xamante ni dañu pare rek ngir jàmmaarloog takk der yi nga xamante ni ñoo nekk di def patrouille bi jamono ji ci quartier bu Rëbb bi li nag ñu gis ko mu di sànnante xeer wala grenade lacrymogène di li fàttali couvre-feu bi fi njëkkoon am ci weeru mars. ay jàmmaarloo ci diggante takk der yi ak ñi nga xamante ni ñoo di ñenn ci askan bi law ci dëkk bi loolu foo tourné rek gis ko moo xam ci HLM la mbaa ci Grand Yoff manifestant yi nag dañoo baare tali bi ci yoon bi loo fiy gis moo di ay pneu yu ñu taal ay xeer yu tasaaroo daanaka sax boo xoolee mbedd yi da ngay mel ni intifada nga ciy gis ñenn ñi taxaw di seetaan nag ñoom seeni gët dong la ñu yor pour mun a xam lan moo xew. ñaari xale yi nekk fii ci Sacré-Cœur daanaka doo fi gis benn doomu aadama bu dul policier yi fii nag dal loolu terewul ñoom takk der yi nag jël nañ seeni matuwaay mbedd mi yëpp dañ ko baare. fii ci Fass couvre-feu bi nag daanaka fii itam ñu ngi ko fi sàmmoo takk der yi ñu fekk fii ñu taxaw ñuy saytu bërëb bi daanaka téeméer boo jël ci ndaw yi manifester juróom-ñeent fukk ya ak juróom-ñeent yëpp xàmme nañu leen ki ñu ko xamal moo di sous-préfet bu Dakar Plateau ay daan nag daañu ko amal jëmale ko ci seen kaw. xam nañ fu ñu dëkk xam nañu comment ça s'est passé donc ku ci nekk dañu la fekk sa biir kër yëkkati la yóbbu la te bu boobaa sax bu kenn taxaw di wax ci leneen donc duñu nangu ay nit yoo xamante ne kenn xamul nu ñu mel di jéem a salfaañe n'est-ce pas li nga xamante ne état bi teg na ko en place donc ñun ñu ngi ci terrain bi tout est sous contrôle mais li ñu gis fii en tout cas rafetul jekkul te fi mu kii ñi koy def ce sont nos enfants qui le font pourquoi ils le font lu tax ñu koy def di ko salfaañe donc am nga ci responsabilité pour sensibiliser. guddi ga di dem di gën di yàgg jàmmaarloo yi gën di bari ci 23h bu mu jotee jëwriñ gi ñu dénk kaaraangey biir réew mi moom nag moo teg tànkam ci terrain bi ànd ak mbaboor bu police jàmmaarloo yi am nag moo tax kii di Antoine Félix Diome di xamle ni fan yi di ñëw daañu dooleel jumtukaayu takk der yi loolee nag li koy waral moo di dañoo bëgg couvre-feu bi ci wàllu boppam. askan bi yëpp mun ko sàmmoo. tey bu fekkente ni mbir am na da nga war a taxawaay bi nga ci war a am waxtaan ci ak ñi nga ko war a waxtaanal ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na jëm ci loolu ngeen waxtaan ci mais en toute responsabilité jël mesures yi ci war ba pare tamit expliquer ko nit ñi xamal leen ni li nga xamante ni mooy mesure la yoo xamante ni avant tout pour des mesures de protection la. loolu nag moom bi ñu ko defee ba noppi rafetlu nañ gis ni majeure partie population bi comprendre nañ. guddi gu njëkk gu couvre-feu bi nag tàngoor na jër fii ci Ndakaaru ak manifestation yu bari yiñ fi nemmeeku naam sax ñi nga xamante ni si ñoo di l'armée bi moo xam gendarmerie wala sax police wàccoon nañu ci mbedd mi ngir mun a fexe ba ndaw ñi mun a sàmmoo ak couvre-feu bi. état d'urgence bi ak couvre-feu bi mu àndal ci diggante Ndakaaru ak Thiès ñenn ñi jàpp nañ ni fi feebar bi toll lu war la ñeneen ñi nag ni day gàllankoor loolu seeni activité ci wàllu économie mais mun a Ndiaye ak Thierno Laurent Mendy dem nañu dox dajeek ñu yëngu ci secteur yu bari ñu teewlu seen reportage. waa ji ndongo la mi ngi def master 2 ci faculté bu droit bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiant bi moom li mu gis rek mooy état d'urgence bi ak couvre-feu bi ci Ndakaaru ak Thiès lu war la. pour wàññi kaay bi donc le président en tout cas sama relatif bon je pense que le président il est dans ses prérogatives. jaare naa ci président bi
pour endiguer virus yi mu jëri mesures yi pour wàññil cas bi. fleuriste bi mel ni lu koy feelu ndax kat nee na limu nit ñi nga xam ni am nañu feebar bi loolu rek war naa doy ñu amal yi le dogal. alhamdulilah sant yàlla ba mu indi état d'urgence ce qui veut dire affaire dafa ëpp doole léegi dafa mel ni comme deuxième vague bi moo gën a tàng première vague. booy xool léegi ni heure bu ñuy wax heure boobu boo xoolee jaaykat yi est-ce que mën nañu jaay ba certaine heure est-ce que dina am bénéfice bu ñu waroon am mën ñu ko am. liggéeykat yi ñoom bokkuñu ak ñoom xalaat. li tax mu metti mooy ñun secteur transport ñu ci bëree bëri guddi gi la ñuy liggéey ndax guddi gi moo leen arrangé moom la ñu tàmm di liggéey donc bu ñu leen ko xañee dana metti ñoom. dafa da ngay xëy 8 heures suba 8 heures doo gis client bu leen a ñaata astomac ñi nekk ci marché yi wala di yëngu ci benn business yu ndaw yi daal. war nañ xalaat ñi ci ginnaaw ñoom bu ñu xalaat rek danañuy xëy rek def benn affaire rek war ko def non non. ñun la gën a sonal parce que guddi yi xam nga client yi ci la gën a bëri ñun foo la ñuy tàggalee pour am dara xam nga bu ñu tëjee ay 21 heures xam nga liggéeyatuñu daal. waaw dañ doon dem ba ay 1 heure du matin 2 heures ba 3 heures sax dañ ko doon liggéey parce que moment boobu la ñu mën a am client yi nga xamante ne bon waaw dañu génnee dara quoi. dogal yi ñu ne li ko tax a jóg mooy virus bi ni muy wàllante ci biir nit ñi ñu dakkal ko wante nar naa laal ñu bari rawatina secteur yi nga xam ni ñoom la ñu duppee informel. ginnaaw état d'urgence boobule ministre bi yor wàllu tourisme ak transport aérien di xam ne ni rek vol yi nga xamee ni day jóge wala muy jëm si fii ci Sénégal yëpp dina wéy di am normalement conditions yi nga xamee ni nag moo war ñi nga xamee ni ñoom ñooy tukki ci période couvre-feu bi daal laaj nañ leen ku ci nekk na yor document de voyage am mooy ay xeetu passeport ak billet d'avion yooyu leen. Xalif général des Mourides moom suspendre na audience am yi nga xamee ni daf koy faral di def tàmbale ko ci juróom-ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier bi ñu nekk loolu nag di ko waral moom mooy recrudescence su kaw coronavirus yi ci réew mi muy ñaax askan wi rek ñu gën a respecter li ñuy wax geste barrière. Troisième édition gouvernement face à la presse ñu koy amal tey jii su 11h jotee fële ca building administratif Mamadou Dia ministre Antoine Félix Diome bu intérieur ak Abdoulaye Diouf Sarr bu santé ñoom ñooy janoog taskatu xibaar yi dellu ci état d'urgence bi ak mesure d'accompagnement yi nga xamee ni nguur gi jël na ko ngir xeex coronavirus. dañuy wax ci wàllu politique Maître El Hadji Diouf doon janook taskatu xibaar yi di ŋàññ démarche bi nga xamee ni Pastef def nañu ko ci seen levée de fonds boobu nga xamee ni dañ ko yëkkati rek ngir financer seen i activité Maître El Hadji Diouf jàpp ni loolu daal lu doy waar la te day favoriser li ñuy wax blanchiment d'argent dañ koy teewlu moom Maître El Hadji Diouf ci micro Ababacar Camara. du ñu may kenn nga oote. kenn xamul foo jëlee xaalis bi ci àll bi mën naam ñoroon xaalis bëgg koo indi Sénégal wut occasion boobu pour indi ay milliards am ci seen wàlla yow nga jël ci duñ ko nangu. ministre de l'intérieur mooy joxe récépissé parti mooy joxe autorisation mooy surveiller parti moo yore lépp lu jëm ci parti kon moo war a parti yi fi ñu war a yem li ñu war a def ak lu ñu mënul def. ministre de l'intérieur bu ko deful defoo sa waru gar attention waaye yow nga nekk nga ne da ngay laaj réew mi bëgg fii da xaalis boo xam ne kenn xamul fu mu jógee te yoon aaye na ko ñu ne ni la bàyyi ko continuer daal mais même état bi bu koy def day dafa c'est encadré état bu droit sax laaj xaalis comme ça rek ni ko day mën a jaay réewam dañ koy teg ci yoon bu boobu jàllee. population man askan wa xëyee ca Pikine Gazelle ñoom nag problème bu doy waar la ñu am ndaxte ay weer ngi nii ñi ngay dund ak ndox mu salte ba pare xasaw di dugg ci biir kër yi li ko waral nag lépp problème bi ma nga jógee ca cuvette bu Dominique ñu teewlu ci reportage Habib Faye ak Modou Diop. quartier bi ci diwaanu Pikine Ouest la nekk fii ñetti weer a ngi ni ñi fi yeewoo noyeetuñu ci biir ndox bu bon bi lañuy dund seen wérgu yaram tàggatémbe na
kenn génnatul kenn itam duggatul famille ci seen bopp mit ngir ñu am la ñuy dundee ñu ne tëna leen ndox mi ci biir kër yi lay balle waajur la xelam dalatul mu jaaxle ba wax sax tëna ko. suba ba léegi maa kii borom bitig bi lu nekk lañ daj fii ci affaire canal bi. métit yi ñoo ngi koy jànkonteel quartier Gazelle ñi joxoñ baaraamu tuuma liggéey yi nga xamante ni tënaa egg yoo xam ne waa ONAS ñoom ñoo ko fi def. ça veut dire que ñoom seen bopp ñoom am na loo xam ne causé nañ ko ONAS peut-être mënu ko régler te loolu ça devient beaucoup plus grave. fii la ñuy jënd suñu lépp xoolal lii xale yi dañuy daan sax ci biir ndox bi di jóg te koo ci bàyyul xel lekkam mën na daanu ci biir ndox bi mu for ko te xale yi xamul dara. ndox bi jógee fii yëpp fii la sotti kenn du génn soo wan boo liggéey doo génn kër dafay toog. seen nekk yeewu neexootul benn yoon fii ci diwaanu banlieue bi ñenn sax ci famille ña nga daw di tabaxaat seen buntu kër da ko yëkkati ngir bañ ndox mi dugg fii ndax xet gu bon ma nga leen di sonal ndaw ñi ci seen bopp ngir ñu jéggi dem seen kër yi lu metti la. ñun sax suñu wér gu yaram mag ya maire yëpp dañoo feebar. bu ñu ñëwee par guddi dañuy cuqi rek demaat bu bët setee ndox mi ñëwaat ñun loolu moo ñu jaaxal. amuñu dara mënuñu dara kenn mënut a génn ndox mi xeeñ na sax yaa ngi génn gunóor yaa ngi génn. Covid 19 ak ndox gu ànd ak xet gu bon loolee mooy la ñuy dund bés gu yàlla sàkk cuvette Dominique bi saa su nekk ma ngay rot di dugg ci biir quartier yi ak ik ndox gu bon ga leen di sonal tekkaaral gu autorité yi ëlëb na lool seen xel te ca jamono jooje sax état bu Sénégal moom déclaré na lii di état d'urgence teg ci couvre-feu Gazelle ne ñoom fàtt nañu leen. ci xibaar rek ñu wax leen ni kii di Lassana Gagny Sakho jiite ONAS tekki nañ ndombo tànkam démb ca conseil des ministres la woon ki ko fay wutu di Ababacar Mbaye nekkoon fii directeur de l'assainissement. ci wàllu tàggat yaram coupe confédération Jaraaf qualifié ci tour cadrage bi ginnaaw ba mu daanee démb équipe Côte d'Ivoire bi di San Pedro ale bi sax Jaraaf dañ ko dóoroon fii waaye dafa dem def remontada gagné foofu 2 bal ci 1 Jaraaf fekk ji kii di Teungueth FC bi nga xamee ni moom qualifié na ba pare ci phase de poule Ligue africaine des champions. dañuy dem ca bitim réew tàmbale ko ca États-Unis Mamadou Fall foofu nag lu doy waar moo fa xew te bilan ba sax ma ngay yokku ndax kaw bi nga xam ne lañ waxoon démb moo amoon fële ca Capitole xibaar nañ ni 9 nit ñàkk nañ ci seen bakkan. Cheikh Tidiane Diaw 9 nit ñàkk nañ ci seen bakkan mooy bilan bi ñu jot ni ki démb nag jàppale ni ab jigéen la ñu faatoon daal di koy soxu bal waaye léegi bilan bi yokku ba 9 faatu ci ay nit ñu teg leen yoxoo ca fee di Capitole nekk ci États-Unis nga xam te ni rek dañ doon dëggal lii di élection wu Joe Biden waaye ñooñu Trump yi nga xam te ni moom moo toogoon ca 6 ba te Biden war koo wutu ñoom ñoo nag dugg foofu lay ca congrès ba yàq li ni mel indi fa ay jafe-jafe Donald Trump ci boppam nag moom la mu xam ne nee na du mës a nangu nërmeeloom bi nga xamante ni nërmeelu na ko 2 fan ci weeru novembre ci atum 2020 ci élection présidentielle yi foofee ci États-Unis ba tey ci wàllu wi moom ka ko wuutu foofu mu di kon Joe Biden nga xam te ni moom la ñu fal nag te war a dëggal nag li nga xam te ni moo di ndamam moom kon nee na rafetlu na lool li nga xam te ni moom la yëfi demee yaakaar na ni sax li nga xam te ni kon moo di ci élection sénatoriale yi ñoom daa ñu gagné li nga xam te ni moo di congrès bi ngir rek mën na nag wëlbati page Donald Trump waaye yooyu le kon ñaawteef nga xam te ni amal nañ ko foofee ca Capitole bi communauté internationale bi ñaawlu ko ki nga xamante ni nag moo di Emmanuel Macron di njiitu réew bu France moom yëkkati na ay kàddu dégg ngeen ko ci suñu xibaaru nasaraan yi ñaawle lu ñu mel ne États-Unis daal vieille démocratie la yenn yooyu mënu fa xew ba ab jigéen ñu ko fay faat nee na kon France nag taxaw na temm rek ngir dimbali waa États-Unis ngir ñu saxal fa démocratie ñu wax ci wàllu leneen mu di commission européenne bi nga xam te ni moom mooy agence européenne bi yor wàllu médicaments yi ak commission européenne bi ñoom nag ñu teg leen i pression ba jamono ji daal nangu nañ ñi li nga xam te ni moo di vaccin Moderna bi xeex mbas mi moom la ñu mujj kon tànn foofu lay ndax boo dee xool rek wopp gi mu ngi fay ami jéego yu am solo tey gàllankoor nag nga xam te ni moo di dundu doomu aadama yeeg faat yam leen di faat kon ñu ne yéextal gi ñu amal ci wàllu ñaq yi ba tax na ñoom nag ñu ne léegi Moderna la ñu tànn leeral li dañ ci ànd ak Pape Fara ñi
gannaaw ay waxtu rek bi autorisation bi nga xam ne agence européenne des médicaments joxe na ko commission européenne nag daal di joxe accordam juróom-benn fan ci weeru janvier bi di àllarba bi ngir nag ñu jël vaccin bu laboratoire américain bi ñu duppee Moderna ngir xeexe ko lii di coronavirus. mu nekk nag ñaareelu vaccin bi nga xam ne moom la ñuy xeexee lii di mbas mi joxe accordam nag ngir ñu utiliser ko ci mbootaay Union européenne lema nag daal di wax ne faaw autorisation conditionnelle boobu ñu jox leen ko ngir ñu mun koo teg ci marché bi xeexee ko lii di mbas mi Moderna nag bi le vaccin day tax ñu mun a fagandiku ci feebar bi ci ñi nga xam ne nag am nañu fukki at ak juróom-ñett daal di jëm kaw. ci communiqué bi nga xam ne autorité Union européenne de régulation ci wàllu médicament yi nga xam ne ñoo nekk ci Amsterdam ñoom ñoo ko génne vaccin bi nag dina nekk beneen ñaareelu mbir boo xam ne dina mën a tax ñu mën a xeex mbas mi ci jamono ji mu toll mu nekk ab jafe-jafe directrice générale bu EMA di Emery Cook moom moo ko wax ci boobu la communiqué commission Union européenne bi nag moom daan nay approuvé bu baax a baax mbir mi ñu teg ko ci marché bi daal di koy jaay présidente bi Ursula von der Leyen moo ko xamle naka noonu nag mu jàpp ne nag xibaar bu baax la ci effort yi nga xam ne def nañ ko ci dindu Europe boobu nag bu ko defee ñu mën a xeex lii di coronavirus. Pafara jërëjëf kon nañu wax Royaume-Uni kon jamono ji nag bokk na ci dëkk yi nga xam te ni moom la mbas mi gën a laal ni ki démb rek ca bés ba daal dinañuy am ci lu tolloo ko junni ak ñeent fukk ak benn ci doomu aadama yu fa faatu jàpp leen ni ñoom lim nga kon ca ña faatu ñu ngi toll ci juróom-ñaar fukki junne ak juróom-ñaar rek ñetti téeméer rek ñeent fukk ak juróom-benn waaye nag ca la ñu am rek ca cas toll na ci 2 millions juróom-ñett fukki junni fanweer ak juróom-benn ak juróom-ñett fukk ak benn ci doomu aadama. fi ñu yemale xibaaru biti réew yi Cheikh Tidiane Diaw. jërëjëf Mamadou Fall Fatou lii moo fi gënoon a fës ci xibaar. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw ak Mamadou Fall ci xibaar yu am solo yooyu sunu gan yegsi na.